jégalu bu baax ci yëxte bi nga xam ni nemmeeku ngeen ko ci ndorteelu émission bi di leen nuyu di leen ziar nag doon xaar di taaxirlu comme ni ñu koy waxee invité bi mu yegsi ndax it dina am solo mu teew ñu gën a mën a yaatal li nga xam ni amoon nañu yéene waxtaanee ko du ñàkk xëy na balaa émission bay jeex mu dab suñu mu di Alhassane Hann mi nga xam ni mooy coordonnateur bi jiite collectif des habitants de Terme Sud bi féetee ca Wakam gis nañ démb image yi la nga xamante ne moo fa xew gannaaw 79 familles yi nga xam ni génne nañ leen fa dinañ ci dellu si ci nu mu gën a yaawee ak ñi nga xamante ne ñooy rédaction bi waaye balaa loolu it ma ci ànd ak Modou Fall bi nga xamante ne nii wax naa léegi moom bokk nga si Soir d'Info Modou Fall nuyu naa la. maa ngi lay fay Aram. jërëjëf bi nga ma boolee ci Soir d'Info di nuyu kon mboolem téléspectateur di leen wax dal leen jàmm ci Soir d'Info bu Aram ak Modou Fall. jërëjëf xibaar yi ci wolof ci kanam tuuti ak rédaction bi ak français ni ko noonu buñ ci paree daal di dalal Ahmadou Bamba Kassé nga xam ne mooy secrétaire général bu SYNPICS nag di kuréel yi nga xamante ne nii moo ñu njabootee bu ko defee rek ñu waxtaanee li nga xamante ne nii mooy bavure policière yi ndax nag dafa mel ni mi ngi gën di bëri te dina baax ñu xool taxawaayu syndicat yi ak it kilifa yi lan lañ ciy def ba loolu daal di fiy jóge loolu ci kanam lay doon après 20h bi léegi ni ma ko waxee woon sànq ñu njëkkee ca Wakam Terme Sud ndax démb gis nañ ni mbir yi takkarnaase woon na ndax nag ci image yi jot a jàll ci xibaar ak yi ñu gisit ci réseaux sociaux yi ñu génne famille yi ndax ñoo nekk ci dëgg ndax nekkuñu ci dëgg yow teewoon nga fa lan nga ñu mën a baaxee tey ci li nga xamante ne jëlee nga ko fa ci évolution bu dee am na ci dossier bu ni mel. Aram tout à fait tey suba bi ñu xëyee dellu nañ fa ndaxte xam nga suñu métier journaliste bu dara xewee dañuy xëy tamit topp ko les gars yi dox naan da nga koy ñëdd bu mu jeex bi ñu demee tey fekk nañu nag famille yi nga xamante ni ñoo newoon ci kër yi ñu leen di génnee mu nekk ay image yu xaw a daw yaram. am na ci koo xamante ni veuve la bi borom këram faatoog léegi mu ngi toll ci juróom-ñetti weer ba juróom-ñeent ndaxte janvier la borom këram faatu di woon ancien militaire moo ci gën a marqué parce que ils ont pris presque lépp li nga xamante ne am nañ ko ci xaalis def ko ci kër gi maison bi da nga koy xool. xam ne ñu ngi koy defar kër en construction la def R+1 tey ñu leen di génnee mu daw yaram mais jàppal ni ñoom ñu nekk foofee njaboot gi Terme Sud mujj nañ nangoo génn seen njaxare rek moo di amuñu fuñ jëm kon jàppale ni guddi yi ñu dëgmal guddi démb gi lañ ko démarré ñoom ñu ngi fanaan ci mbedd mi tubaab di ko woowee à la belle étoile seen i bagage ñu jug ci mbedd mi naam am nañ dëgg wala amuñu dëgg loolee kon boo dégloo ki nga xam te ni moo di lum di ancien pilote jàpp na ni ñoom am nañ dëgg ndaxte boo dee xool 94 la baay bi jeex ndax boo dee xool ne nañ site boobu ay américains ñoo fa nekkoon ñu tuddee woon ko gaz bi américains yi demee baay bi jeex ñoom ca lañ ñëw nag ca 2007 astafurlah dem ci président de la république Abdoulaye Wade mi fa nekkoon ci lañ ko ñaanee ngir ñu moom boobu le site président Abdoulaye Wade la mu leen waxoon nee nañu du génne benn doomu Sénégal ci site boobee ñoom ak seen i avocat su ma juumul di Assane Dioma Ndiaye ci lañ amee ndigal ñu ne ñu jël seen alal nag defaraat ko ci seen kër yooyee jàpp ni ñoom ñoo ko moom ba yëf yi di wéy ñu dem ca première instance ni ko droit di waxee tribunal daan ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa Comico ak waa armée bi ñu ci delluwaatee ñoo ñu def appel tribunal daanaat leen ni Comico ñu ñoom seen bopp ñoom ñi fa nekk ñoom anciens yi ñoom moom loolu lay bu mujj bi nag moo di kon li nga xam te ni yóbbu nañ ko ci cour suprême ñoom seen bopp ñu ne jotaguñu li nga xam te ni moo di ndogal bu cour suprême génne ndaxte ëllëg la àtte bi mu di ñaari fan àjjuma ñaari fan ci weeru octobre li leen jaaxal kay mooy lan moo tax ñi nga xam te ni ñoom ñooy armée DSCOS ak ñëpp ñi nga xam te ni ñoom ñoo waral yooyu expulsion tooguñu xaar ba nga xam te ni vidé nañ lii ni ki ëllëg waaye daanaka bu fekkee déglu nga ci waa DURPA gis nga communiqué boo xam te ni nee nañ cour suprême daal dina rendre li nga xam te ni moo di décision définitive am mu di Comico mujj na kon gagné boobu le site ña fa dëkk dañuy génn Aram Touré. alors dossier boo xamante ne Comico gagné na ko te li nga fi lim ci étape mu jàll ci loxo yoon balaa ñuy am possibilité di acquérir benn terrain xanaa mbir mi su amee coow daañu vider li nga xamante ne nii mooy dossier bi ba noppi buñ ci noppee doogay xool kan moo gagné kan moo gagnéwul waaye tey naka la ñu mën a déggee ñu rendre une décision de justice alors que ba léegi nii gis nañ ne mbir yi comme li nga ko waxee Cour suprême joxeegul le dernier mot. waaw ñoom moo leen jaaxal nag naka lañ mën a rendre décision li ma leen njëkk laaj moo di wala foofu zone militaire zone militaire la certes mais ñoom li ñu wax nee nañu
armée moomatu ko bi ñi nga xam te ni bàyyi bi jeex na dañoo foogoon ni armée ko moom daanaka am na ci benn militaire boo xam ne xëy na di ngeen ko gis ci reportage bi moom nee na di leen doon dagg ci lu tolloog 90 000 dañ doon versé moom daan na versé sax li nga xam te ni moo di IR muy impôt sur le revenu beneen njaboot ni ñoom doon nañ dagg seen wéyjur bi nga xam te ni dafa làqu wuy jëne suñu borom ci lu tolloog 90 000 ak 10 000 nee nañ ñu teg ko ci mu nekk valeur u 100 000 francs ñu jàppoon ni ñoom périodicité bi nan la ñu koy dagg ñoom moom foofu nee na dagg nañ leen ko ay diir mais tamit ki nga xam te ni mooy di Ndiaga Gueye su ma juumul di militaire en activité bi nga xam te ni moom dafa demoon liggéeyi bi mu ñëwee fekk ñu génne njabootam la mu wax moo di yàggul dara bi ñu leen delloo seen xaalis nee na dañ leen woo delloo leen seen xaalis mais jotuñu leen waxoon benn yoon ni dañ leen di génne boo demee foofu li nga fa gën a mën a seetlu nee na génne bi da leen a bett xëy na ñoom naam bañuñu sax ñu génne leen mais dañ leen a bett parce que xaaruñu woon ñu jékki-jékki rek ñëw génne leen joxuñu leen sommation mën nañ leen ko xëy na fi ak diiru ñetti weer ci ginnaaw ba noppi leneen li moo di booy génne nit itam war nga ko mën a jox ndàmpaay ndax xam nga ni location jamono ji dafa jafe loxo jotewul ginnaaw kon fu mu ne nii joxoon leen au moins li nga xam te ni moo di koppar gu ñu mën a jël mën a génn seeti feneen daanaka sax xaw nañ évoqué ñenn ñi nga xam te ni dëkk nañ foofu mu di police wax nga ko sànq sapeur pompier ak douane bi nga xam te nee nañu bi Matar Cissé nekkee directeur général bu douane ci la taxawal dëggal boppam ñu jox leen fa kon ñoom li ñu mënul comprendre ñu ne ñoom anciens militaires yi nga xam te ni def nañ lépp ngir réew mi joxe seen doole seen kattan seen deret lan moo tax rek tey ñu bëgg leen génnee ci biti te bëgg ko jox comico daanaka ki nga xam te ni moo di li mu génnee ci preuve nee na ba ñu demee droit réel bi amul benn yoon comico bokk na ci nee na comico bokk ci tey jii kon mu ñuy wax nee na armée mënatul moom suuf si kon ñan ñoo war a jot suuf si ñan lañ ko war a jox loolu bokk ci seen laaj yi nga xam te ñoom samp nañu. waaw mais ana seen i kilifa ndax ñi ngi fi lim sànq muy di douane ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo fi nekk di aar nit yi ak di leen taxaw seen i kilifa ñoo porté xëy na dossier yooyu ba ñu am possibilité mën a bénéficier ci bërëb yi nga xamante ne fa lañ dëkk ku mel ni semga bi di général Birame Diop moo nekkoon général bu armée de l'air jiite woon leen ndax foofu it ñoom jéemoon nañ ci ay jéego ngir fexe déggoog moom pour mu mën leen jàppale ñu am peut-être li nga xamante ne mooy suuf soosu ci autorité yi. tout à fait Aram tudd nañ semga boobu nee nañ d'ailleurs ñoo doon naan ataaya foofu lañ nekk semga bi xam na lépp lu tëdd ci mbir mi d'ailleurs cité nañ yeneen i semga yi nga xam te ni jaar nañ fi ay semga yoo xam te ni jaar nañ fi bàyyi mbir mi ni ñu mel cité nañ ki nga xam te ni moo di Mamour Diallo nga xam te ni nee nañ moo yoroon dossier bi xëy na après affaire yu 94 milliards yi moom la kii di monsieur Loum wax ni bi mu ñëwee yëf yi xaw a tagga témbe ndax dara desul woon loolu bi ñu demee ba def li nga xam te ni moo di droit réel ñu def site état def nayan ñu ne urbanisme ñëw ñu waroon def na nga xam te ni moo di séddale bi approbation après def séddale distribution nee na li ñu waroon rek mooy ñoom toog xaar seen i këyit mais nee nañ bi général bi ñëwee bi semga bi ñëwee muy ki nga tudd léegi nee nañu moom moo porté li nga xam te ni moo di yëf yi nangu woo tudd turu général Birame Diop non da ngay joxe damay rapporter seen kàddu nee nañ général Birame Diop donc bi mu ñëwee moom moo porté yëf itam moom moo leen waroon protéger ndax moom ci njabootu armée la bokk d'ailleurs ñu ne kon moo leen expulsé armée dafa génne li nga xam te ni moo di ñoñom ñu bokk ci ñoom ci la ñu tuddee li nga wax ne nañ police ki fa nekk moo leen protéger ba ñu jot ko douane wax naa la ko léegi muy Matar Cissé ba mu fa nekkee nee na sapeur pompier yi ci même site bi même comico mën nañu am lañ fa am ñu bàyyi leen fa ñoom itam parce que yàqaluñ leen dara 400 et quelques maisons la su ma juumul 79 familles nee nañ mën nañu bàyyi comico déroulé def lu muy def ñoom ñu bàyyi leen foofu ndax site yooyu def nañ ci 40 ans ñii def ci 23 ans ñii 33 ans ñii tam am ay 33 ans de carrière ci armée ñi nekkoon pilote ba Loum nee na moom ci boppam moo démissionné de son propre gré boo yeggee kon ci site bi. ñoom état d'esprit tey ñooñu nga xamante ne ni génn nañ leen te yaa ngi naan foofu la ñu xam yàgg nañ fa. et puis servir également li nga xamante ne nii moo di nation bi bu ma jëlee sax seen jigéen yi foofu dinaa si dellu soit ndax benn moment gis nañ ni jigéen yi seen soxna yi ñoo doon porter combat bi ndax ñoom it secret bi nga xamante ne moo leen lié ci fonction bi ñu nekk taxawoon na amuñu peut-être benn taxawaay bii mais tey état d'esprit bi nga xam ne ci lañ nekk. tey jii boo fa yeggee li ñuy wax rek naan tubaab di ko tuddee désolation ñaari sentiment ñoo fa nekk mu di désespoir ak colère. dañoo désespéré dañoo mer nañu parce que nee nañu doomu réew mi lañ
ñàkkul peut-être fu ñu leen mën a teg laataa ñu leen di génnee ñàkkul itam solution yu ñu mënoon teg laataa ñu leen di génnee bu dee wàllu militaire bi moom nee na dañ ko déshonoré. Militaire kenn du ko déshonoré nee nañ à l'armée dañ la koy jàngal kenn du ko humilier tey jii ay njiitam dañ ko déshonoré tax na mu liggéey ñu génnee njabootam mais Aram li ma ci mën a jàpp mooy situation bi c'est très difficile boo yeggee foofu parce que tu ne peux pas voir ni concevoir je ne pourrais pas utiliser le verbe concevoir mais tu ne peux pas voir famille entière nekk ay xale ay jigéen surtout ñi ngi wax jigéen ñi porté combat bi parce que ñoom ñoo ciy gën a jaaxle seen i jëkkër nekk à la retraite ñenn ñi faatu ay veuve lañu comme ni ma ko waxee amuñu borom kër seen borom kër yi faatu nañu ñu jëloon seen lépp parce que boo xoolee murs yi ñu ngi koy réfectionné bu ñu lay expliqué dëkk ba na mu meloon ay zeng la woon nee nañu ay dépotoir d'ordures ay xar yu dee nee nañ fa lañ ko doon sànni ci atum 1984 85 ba jàpp 90 boor yooyu la ñu dem ñoom defar foofu nee nañ ñu dëkk fa di bëre comico daan ko ñaari yoon ba am yaakaar ni léegi dinañ leen fa bàyyi surtout kàddu président de la république maître Abdoulaye Wade mi fi ne woon la mu leen waxoon ne leen du ma génnee sama njaboot nee na tax ñu jël seen koppar seen i lépp def ci tey ji lépp lu ñu amoon def nañ ko fa ñu génnee leen ñu war a fanaan ci biti Aram da ngay nekk à leur place boo waree fanaan ci mbedd ak sa njaboot loo musul def ñeent fukki at ñaar fukki at fanweeri at nga war a tey fanaan tàmbali ko dem xamoo fan la jëm di nga xam ni kon la fa nekk ci diis na lool ci ñoom. jëwriñ ji leen jiite ndax ñoom jéem nañu ci am waxtaan ak moom Maître Sidiki Kaba pour xool ndax am na xëy na taxawaay bu mu leen mën a yombal. jotuñu yegg ci loolu ndax man lum mi nga xam te ni moom il est censé être kon li nga xam te ni mooy représenter le collectif l'autre collectif. Loum n'a pas énuméré li nga xam te ni moom mooy Sidiki Kaba mais tout ce qu'il a dit moo di dinañ jéem nag seen kéem kattan fexe ba président de la république jot ci parce que ñoom dañoo jàpp ni président de la république mooy chef suprême des armées. xëy na jotu ci bu ci jotee dina ci indi saafara ndaxte tey ci période bi rek loi yi nga xam te ni président jël na ko ci wàllu ay locataires bu ñu leen di protéger ne bu leen kenn génnee ñu jël ay mesures ngir wàllu mbas mi nawet gi itam dugg président du seetaan ñuy génnee njaboot di ko teg ci biti ci jamonoy Covid. ba noppi jamonoy nawet également ne la loolu exposé ay famille la yaakaar nañu président bu gisee image yi dana mujj réagir rek ci nu mu gën a gaawee ñu delloo leen waat la ñu nekkee woon wala ñu am faneen fu ñu leen laax. seen i avocat lañ leen conseiller pour ñu taxawee ko jamono ji. bon ay huissiers ñoo fa nekk avocat gisuma ko. bu collectif bi gisuma ko mais j'ai vu des huissiers yoo xam te ni ñoom ñoo doon ñëw di procéder ak waa Descos. ak yenn ci ñi nga xam te ni ñoom ñooy takk der yi ñu sécuriser foofu ñu ñëw génne mais li ma gën a marqué mooy y a pas de résistance. bi nga demee foofu takk der yi ñu ngi fa woon. ñu ngi fa woon takk der yi ngi fa ñeneen ñi militaires yi waa Descos également ñu ngi fa mais li ma gën a marqué wax naa la ko sànq mooy amul résistance c'est-à-dire ñoom ñëpp à l'unanimité ils ont accepté de sortir même bu fekkee amuñu fu ñu jëm c'est-à-dire ils n'ont que leur seen i rongoñ. ngir mën a tépp li nga xam te ni moo leen dal. naam am nañ dëgg wala amuñu dëgg évoqué nañ également droit de préemption nee nañu bi bàyyi bi jeexee suuf si ña fa njëkk a nekk ñoom ñoo fa war a mën a dëkk muy droit de préemption boobu moo leen mën a may nag ñu nekk foofu noonu kon li ci des daal Aram mooy ñu xool bàyyi ko ci loxo yi bàyyi ko ci ni ko suñu maire bi waxee nee na dañ ko bàyyi ci loxoy yàlla moom elle s'en remet à Dieu et Dieu est bon juge. leneen loo xamante ne ni Modou Fall dinañ ci taxaw ndax am na solo li nga wax léegi du ñàkk it comme li nga doon wax sànq image yi am na sànq lu ñu waa Régie baaxee waaye ci journal bi mu gën a yaa ñu teewlu it témoignage yooyu beneen dossier si kanam dinañ ko waxtaanee ak Bamba Kassé mais taskatu xibaar nga ñu mën nañ ci taxaw mu di Adja Ndiaye mi nga xamante ne ni caméra woman la ca Dakar Actu image yi circulé nga gis ko ci internet bi yëg-yëg bi en tant que journaliste. yëg-yëg bi moo di non naka la góor mën a dooree jigéen benn déjà quel que soit faute bi nga xam te ni Adja da ko commettre naka la góor mën a dooree jigéen ñaareel bi mooy seet nañu Adja di fayu gàddu trépied di ko dóor takk der kooku c'est à bannir du lu ñuy rafetlu ndaxte xëy na bu dul dara nga respecté tenue bi ñetteel bi moo di am nañu réaction xëy na seen jëwriñ suñu jëwriñ ji yor wàllu kaaraange gi nga xam te ni moom mooy njiitu police réagir na nee nañ yëfi nag dénk nañ ko police des polices maanaam mu nekk enquête boo xamante ni seen biir la xëy na enquête bi dana mujj yegg fañ ko xalaatee mais Aram wàllu diggante takk der ak journaliste man pour man dafa war a doon diggante bu ratax
parce que kenn ku ci nekk bu fekkee ni ñun dañoo yor mission boo xam te ni mission publique la même si nous sommes dans le privé mission publique lañ yor dañuy xëy di taataan xibaar pour jagleel ko askan wi takk der également ñoom ñoo yor suñu kaaraange ñoo ñuy protéger muy mission publique man pour man ñaar ñooñu fu ñu war a daje rek war nañ mën a déggoo war nañ mën a am compréhension ba nga xam te ni laale du ci am jafe-jafe du ci am mais boo ko nemee ko bu fekkee jël nañ li nga xam te ni ci jamonoy couvre-feu bi gis nañ fi image yoo xam te ni journaliste Touba ak caméramanam nga gis takk der bi di ko mu nekk violence boo xam te ni mooy loolu boo delloo ci ginnaaw li yëngaloon presse bi yëpp yëngaloon réew mi on avait vu Boubacar Tambel Dieng Doremi nga xam te ni ci rajo bi lañ ko doon teg mu nekkoon en boucle ba mu dem ba moom ci boppam ses enfants bu ñu tegee rek ñu ne sam papa ngi nii nga jëlaat di énumérer c'est-à-dire boo xoolee violence yu ñu takk der yi di teg xëy na xaw na bëri mais foog naa ni bii incha allah ci lay yemale lépp suñu diggante jaar fi tax mais doonu loo xamante ni lu ñu rafetlu la moo xam Adja ci gàddu trépied moo xam policier bi na ko jàppee jigéenam et puis ñu def suñu liggéey parce que tàmm nañ di dem manifestation force de l'ordre day ñëw ne jóge leen fii pousse leen dañuy pousse bu ñu poussé peut-être li ma jàpp daal mooy xëy na li warul na moom waaye daal nañ ko rafetal mu mujj foo xam te ni ñun ak ñoom ñoo ànd di yor suñu liggéey muy mission publique. ñàkk déggoo bi lan moo koy waral dafa mel ni peut-être takk der dafa am bët bu ñuy xoolee ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi quelque part wax nga yenn mission publique la ñu yor mais nit ki dafay ñëw rek pour taataan ay xibaar mën ko jottali yenn saa yi nag nit ñi mën nañ ko jàppee indiscrétion. wala sopp wala dara naka la ñu war a mën a def ba nekkin bi di neex si ñaar ñi de. pour ma nekkin bi mooy muy takk der bi muy journaliste bi kenn ku ci ne dañ la war a wan say limite takk der bi dañ ko war a wax ni journaliste bi ñëw di taataan xibaar war ko jox askan bi nga xamante ni fekkee wuñ ko te newuñu fi parce que ñun ñooy seen nopp ñoo leen di jottali. fexe leen ba aar leen ñu def seen liggéey ñu dem parce que bu fekkee ni dañuy yàgg nga dem di interviewer soit une personnalité publique wala événement am da ngay gis ñoo xamante ni sax bokkuñu ci ñëw rax ci mbooloo mi. rassemblement boobu bu fekkee ni xëy na bañ nañ ko tere nañ ñu ko takk der bi moo ñu war a aar parce que journalistes yi yomb nañ xam ne ñu ngi ak seen badge ñii seen caméra ñii seen carte de presse boo leen filtré ba pare ëpp yenn saa bu ñu daan dem manifestation dañ koy reetaan sax naan boo bëggee bañ a sonn wala bañ a am yenn jafe-jafe yi taxawal ci cordon de sécurité bi nga xam ne policiers yi ñu ngi koy def dinañ la aar. tout à fait par exemple quand les étudiants bu ñuy sama xarit yi waaw bu ñu manifester il est préférable nga taxaw ci ginnaaw cordon bi pour mën a pour éviter à la fois xeer et à la fois lacrymogène mais tey jii ci loolu man pour man bu fekkee ni takk der bi xam na ni journaliste bi ñëw dafa ñëw ngir taataan xibaar ñëwul ngir encombrer ñëwul ngir manifester c'est son devoir lay def muy liggéeyam mu aar ko dina def liggéey bi ni mu muccee ayib ba noppi rassemblement boobu ñuy xalaat lu jël diir dinañ ko def delluwaat ci ñu rédaction yi parce que koo gis muy aram muy yow sur le terrain yàkkamti nga taataan li ngay taataan am la véracité delluwaat sa rédaction parce que ngir diffuser mu gën a gaaw man pour man daal diggante bi war nañ ko mën a rataxal ku ci nekk xam loo yem même bu fekkee ni takk der bi war nañ ko mën a wax réellement la mission du journaliste et le journaliste également et je pense que xam nañ ko la mission des forces de l'ordre bu boobaa bu ñu defee loolu symbiose boobu amee pour man dinañ mën a moytu yëpp. alors am na solo dinañ ko gën a yaatal ak Bamba Kassé maa ngi koy wax sànq après 20 bu ko defee ñu xool en tant que kuréel ñoom it fan la ñu toll ci dossier boobu ak it naka lañ ci nar a def pour li nga wax léegi nii mu nekk lu mën a yemb dafa am benn déclaration boo xamante président Macky Sall daf ko wax ba ma ko déggee dama ne lii boobaak léegi ñu koy wax mënuñoo fexe ba jóge si car rapide yi dañuy fexe ñu jóge fi ba dootuñu amati car rapide bi ñu fiy indi bus tataay minibus yi loolu moo nekkoon mbébét bi boobaak léegi am na sax diir boo xamante ne 2015 bus yi su ma juumul ci lay doog a yegg si te ba ñu toogee diir dañu waxoon dañ leen war a renouveler waat ndax am na tey yoo xamante ni ci bus yi seen état sax yenn car rapide yi ñoo leen tane ci xar kanamu Sénégal car rapide daf ci bokk jàpp nga ne lu war a deñ la wala déet wala tey li ñu wax war na mën nekk ñu jële ko fi ba si transport bi dootuñu gisati lu mel noonu. bus yi bu dee wàllu tata yi seen bus GIE seen bus defe naa jiitu na 2015 moom mooy avec projet seen bus bi buñ ko créé Thiès yéeg na ba ay 2007 2005 2006 2008
ci la Tata yi njëkk a génne mais je crois objectif bi c'était changer le parc automobile ñu changer parc automobile bi et puis ndaxte y avait vétusté li nga xam te ne moom mooy car rapide yi moom mooy Ndiaga Ndiaye yi y avait des accidents également pour lutter contre loolu yëpp taxoon ñu indi bus Tata yi d'ailleurs transporteurs yi je crois c'est super nga doon jël dem dugal ko ñu jox la Tata après ngay fay defe naa loolu mais dafa am loo xam te ni peut-être même sénégalais yi boo leen taataanee ci wàllu mbedd mi seen i xalaat dañ naan la car rapide ci ñun la bokk parce que dañuy def service boo xam te ni yeneen oto yi mënuñu ko def dafa am yenn pàcc ci population bi ñoo xam te ni car rapide moo leen arrangé c'est-à-dire car rapide moom mooy dem au-delà de 21 heures au-delà de 22 heures boo jëlee Tata yi bon xam naa ci dara parce que banlieue laa dëkk boo jëlee Tata yi 21 heures 22 au plus tard 22 heures arrêté nañu te moo am ñoo xam te ni dañuy liggéey 23 heures la ñuy wàcc minuit ñooñu car rapide yi boo dee xool décor boo xam te ni ci suñu patrimoine la bokk mais nag ñàkkul yeesal ko itam lu baax la ndaxte bu fekkee ni woto yaa ngi fii ñu génne ko surtout cette place yi xam naa ni yëg nga ko président génne na woto yoo xam ne danañu remplacer cette place yeesal ko itam ci lu baax la mais nañ ci ànd ak xel jërëjëf Modou Fall ñu dem seetaan publicité buñ ci noppee jàll ci xibaar yi